salaamaaleykum yéen waa Sénégal waa Mbour 24 ñoo fi teew tey di leen présenter seen première émission li ci Mbour di ci dalal tay Gorgui Diop secrétaire général MODEM diaspora Mbour. salaamaaleykum soxna si ñu ngi leen di jaare bu baax soxna Astou Diallo Fall. fay nañ ko di leen nuyu bu baax ci dalal bi ngeen xam ne dalal ngeen ñu ko ci seen émission li ci Mbour tey ma am tamit chance yu nekk premier invité. man xam naa ne bu may présenté sama bopp damay wax ne man xëj na juddoo mu Mbour waaye Mbour laa màggee bi ma amee ba nekk xale bu tuuti laa fi nekk fi laa jàngee fi laa amee li ma am ba génn dem bitim réew samay mbokk tamit fi la ñu nekk ci département bi diggante Mbour Fissel Badane Thiadiaye ak Sandiara ak dëkk yu mel noonu foofu la samay maam cosaanoo donc man dëkk fii moom yàgg naa fi daal fii laa xamee lépp soog a génn bitim réew. xam naa xëj na tamit sama taxawaay ci Mbour xam naa bu ñu émission bi gënee may rek ñu gën a leeral xëj na nu ñu taxawee fii ak ci bitim réew. monsieur Diop suñu premier laaj mooy day concerner MODEM comme yow yaa représenté diaspora bi ñu bëggoon nga expliquer ñu gën a xam lan mooy MODEM. fépp foo xam ne ni doomi Mbour mu ngi fa ci biir Europe États-Unis Canada Chine. Japon ba Corée du Sud ñu fexe ba doomi Mbour yi dajaloo ñu mun di yëkkatandoo di dóorandoo lépp rek ngir Mbour soqaliku loolu mooy en quelque sorte bu ma koy expliquer synthétiquement mooy loolu mooy MODEM mouvement pour le développement de Mbour. léegi nag comme ni ma koy waxee ñaari entité la bu nekk fii ci biir réew mi ak bu nekk bitim réew kon loolu dañ ciy woo tamit doomi Mbour yëpp parce que du rek mbiru Gorgui Diop wala mbiru Moussa Sadio wala mbiru Jean Edouard wala mbiru xëj na ku ñuy wax Thérèse Nia mbiru doomi Mbour yëpp la ndax xëj na tey nit dina mun dara suba mu mun koo ñàkk mën kon continuité boobu si la ñu bëgg développer daal MODEM xam naa ni incha allah doomi Mbour dinañu ñëw xëj na ñu ngi développer nag tàmbali développer ay projet xam naa buñ ci gënee kii dinaa la wax ne yi nga xam ne ni tàmbali nañ ko ci wàllu éducation wàllu santé ci wàllu xëj na culture ñu ngi ci tàmbali ak yeneen aspect daal yoo xam ne nii rek dina doxal réew ànd ceeg mairie bi ak kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi. léegi man bëggoon naa xam exactement rek seen type seen ñu ngeen organiser seen groupe boobu noonu ñun nan lañ ciy bénéficier wu. maanaam de manière très pratique dafa moom laa la doon expliquer mooy dafa am ay structure c'est-à-dire bu nekk fii ñi nekk fii ñoom ñooy jéem a xool ñoom nan la ñuy tegee seeni projet ñun ñi nekk bitim réew ñun tamit nan la ñuy participer ci projet yi nga xam ne ni moom la waa Mbour teg ñun tamit fële li ñuy gën a liggéey gis ku nekk gis na ne hôpitalu Grand Mbour bi ñun dañ ko équipé yàgg nañ ko équipé c'est-à-dire ñun ñoo fa jiitu sax ñi nga xam ne nii mooy les pouvoirs publics c'est-à-dire conseil départemental bi avant ñu koy créer ñun ñoo leen fa jiitu ci wàllu équipé def nañ fa ay équipements médicaux yu bëri jëlee ci ay lal ak ay machines ak lu nekk indi nañ ko ci Grand Mbour yeneen hôpitaux yi aussi waaw def naa ne depuis daal pratiquement avant 2012 sax ba léegi ay conteneurs ñu ngi fiy ñëw yoo xam ne ni dañuy équiper hôpital yi ak centre de santé yi nga xam ne ni ñoo nekk au niveau de la commune waaw loolu MODEM mu ngi koy taxawee MODEM tamit taxaw na ci éducation bi bu ma koy gën a expliquer ñu ngi nekk ci ren la woon 2e édition caravane de l'avenir caravane de l'avenir bu ma koy expliquer mooy dañoo jël 11 collèges publics fu nekk nii xam nga ni Mbour màgg na ba toll ci 11 collèges publics da nga doon dégg ñu naan CS1 CS2 CS3 ba CS4 moo fi mujj woon xëj na léegi 11 collèges publics la xam ne nii ba ay Santhiat fu nekk am na ay collèges te Mbour tamit yeyoo na loolu màgg na ñu ngi toll ci ay 800 000 habitants léegi dañoo dugg ci école bu nekk dañ fa jël les 4 meilleurs ci collège bu nekk loolu MODEM moo ko tàmbali daaw lañ ko tàmbali woon ak ren am na ñu ci jàppale ñu mel ne waa René Merceron ñu mel ne waa Crédit Mutuel Sénégalais jàppale nañu ci daaw mairie bi aussi jàpp na si wax dëgg yàlla jàpp bu am solo am na ñeneen ñoo xam ne nii ñu ngi ñëw diñ ci jàppale bu ñu demee fële France am na benn entreprise bu ñuy wax Serveur ñoom nga xam ne ñoom ñoo nekk ci restaurant genre aviation tout ce qui est xam nga avion ñoom ñoo yor affaire restaurant ñoom chaque année dañuy jàppale MODEM ci liggéey boobu
donc ñu ngi fexe rek ba képp kuy doomi Mbour fooy liggéeyee rek nga war a mën entreprise boobu sax ngeen xëcc leen ñu mën a jàppale xale yi ci loolu. donc caravane bi day jël 11 si 11 collèges publics day jël 4 meilleurs yi nga xam ne 44 la ñuy doon 44 meilleurs élèves Mbour ñu yóbbu leen biir Sénégal ñu xool ñoom seen bopp xam seen cosaan xam nga xam ne Sénégal tamit am na lii. bu ko defee loolu tamit dina leen motiver bu ñu ñëwee ñu defal leen benn cérémonie boo xam ne dañ leen di primer jox leen ay fourniture nga xam ne ni ñoom ci année bi du ñu ñàkk loolu xam nga xam naa tamit ñu ngi koy gën a développé waat ci wàllu nu mu tuddati genre parrainage nga xam ne ni kenn ku nekk doomu Mbour bu mën ci 44 yooyu di nga ci jël kenn di ko siiw njàngam lu si manqué nga topp ko xëj na ak ñu ngi jéem a amélioré daal xam naa tamit waa Mbour dinañ ci ànd ak ñun. ak mairie bi ñoom tamit jàpp nañu si bu baax vraiment ren surtout inspection départementale ñoom daal ñëpp ñu féete wàllu éducation bi. population bi coono bu mu daan am bu njëkk ci faju moment bi ñu toll waratuñ koo sentir damay joxe exemple fii ci hôpital bu Grand Mbour ndaxte da ngay gis tey jii boo demee di faju il faut nga débourser une certaine somme bu mat te da ngay nekk si cas bu critique boo ko amul duñ la faj. te pourtant léegi si wax nee nga ma yéen a ko équipé yéen ay topp affaire yi di leen jàppale ci lu bari kon loolu war naa mën a feeñ ñun ci waa askan wi mais wax franchement sentir guñu ko tellement. ñun dañoo taxawee structure associative xam nga amuñu benn emprise publique boo xam ne nii ñun war nañu mun am ay décisions yoo xam ne ni xëy na loolu lu ñuy liggéey la c'est-à-dire un partenariat boo xam ne ni c'est clair boo xam ne dañ ko liggéey ak l'équipe bi nga xam ne ni ñoo nekk ci hôpital bi. liggéey ko ak le maire bi nga xam ne ni moom mooy président ñu tuddati conseil d'administration bi nga xam ne ni wàllu hôpital bi tout ça moom moo ko jiite. donc ñoom ñu ngi fexe vraiment ba lépp li nga xam ne nii dafa jëm ci askan wi ñu fexe ba jaarale ko yoon. ci séddale bi tamit comme ni nga koy waxee rek santé dafa fu nekk nii maanaam da ngay nit dafay feebar sax du bëgg a dem faju ji du am lu ko yóbbu pour mu dem faju yi léegi. kon nan la ñu war a mën a def ba ku amul sax. waaw léegi nag président Macky Sall wax dëgg yàlla am na lu mu indi woon mais est-ce que semi boobu noonu est-ce que c'est complet. amul suivi c'est-à-dire loolu waaw léegi mbir mi ça devient encore beaucoup plus global. ñun àgguñu woon peut-être niveau boobu. ñun niveau c'est-à-dire participation jéem a indi suñu contribution ci li nga xam ne nii mooy structure de santé en termes de matériel en termes xëy na d'expertise peut-être mën nañu xool am na parce que am na ay yu ñuy tàmbali ci doomi Mbour yi nga xam ne ni ñoom seen xam-xam jëm na ci wàllu médecine ñu fexe ba créer ay genre centre de recherche yooyu xëy na tamit impulsé woon nañ ko am na ñu ngi ci tàmbali mais amagul woon décision claire boo xam ne ni au niveau du MODEM sax amagul décision claire mais yoo xam ne dañ koy impulsé la ñu ngi ciy nekk je pense que ne au fur et à mesure dina war a gën a mën a développer. dama bëggoon rek comme déjà ci njalbeen danga ma xamal ne ma yow yaa représenté diaspora mais fii est-ce que am ngeen fi représentant. ku ñu wax Thérèse Nia moom mooy coordinatrice. waaw moom mu ngi bu ma la koy mën a expliquer mu ngi jàngale fële école boobu ñuy wax vivre ensemble bu kii bu non pas vivre ensemble école monsieur D bi daf may fàtte sax nu mu tudd moom enseignante la foofu c'est-à-dire ñi nga xam ne ni c'est des sourds-muets ak yu demee noonu. moom ci foofu la nekk di jàppale voilà moom. léegi ma xalaat ci sa modem bii ni nga ko expliqué ndaxte képp ku nekk diaspora je crois que sa famille mi ngi fii au Sénégal sa ay petits frères ak sa ay jarbaat ñoom ñoo fi nekk léegi nga xalaat tey jii yéen a ngi def liggéey bu rafet fii ci biir Mbour bu ngeen ko gënoon a yaatal ubbi ay infrastructure yoo xamalante ne di ngeen ci mën a jël ay nit ñuy liggéey nga xam ne Sénégal da ciy gagné yéen ngeen gagné waa diaspora aussi gagné si. c'est-à-dire MODEM première maanaam objectif am mooy ñu fexe ba muy état wala muy structure privée bu implanté wu biir Mbour ñu fexe ba gën a yokk c'est-à-dire les perspectives d'avenir pour cette jeunesse ñun loolu dafa bokk ci suñu objectif bi ñuy développé xëy na nag toog ba dajale ay doomi Mbour yoo xam ne dañuy créer ñoom c'est-à-dire on crée des choses ñuy investir ci ay loolu tamit lu am solo la parce que ñu ngi am na ñu ci tàmbali woon
am na ay doomi Mbour yoo xam ne nii bokk nañu Modem da ngeen doon gis ñu créé ay poulailler yu mag xam nga mais xëy na perte yi nga xam ne ñu ngi ko ci doon gis ak accompagnement yi nga xam ne ni tamit état wala mairie wala conseil départemental war na ko accompagner doomi diaspora xëy na loolu tamit àggaguñu fa loolu ci la ñu jëm parce que Modem moom ñun ñu ngi fexe ba lépp loo xam ne ni état dina ko warlu ak doomu bitim réew ñu ànd c'est-à-dire ñun lu ñu am ñu ëññee lii la ñu am état tamit par rapport ak ses moyens ak xam nga sa capacité de coordonner moom ñu liggéey ak ñoom ci ay projets parce que tamit fi mu nekk nii il faut que ñu dem vers des projets yoo xam ne ni ça va créer au moins des milliers d'emplois au niveau de Mbour parce que fi mu nekk nii la jeunesse moom mooy avenir te bu ñu demee ba nga xam ne nii xale yi da ngay génn da ngay toog gis leen benn boutique fukki xale toog foo di waxtaan xam nga jànguñu liggéeyuñu xam nga loolu ça veut dire que ne am na lu des léegi nag il faut que ñu jóg ci yu demee noonu te xam nga ne fu chômage am rek après délinquance day ñëw ci ginnaaw am na yeneen ak yeneen surtout ci jigéen ñi prostitution gis nga ne fu nekk ni première source de revenu bi nga xam ne ni moom la département Mbour am xale yi ñoom ils pensent que tourisme sali pour ñoom ku ci nekk da ngaa war a am sa benn tubaab mooy tekki nga loolu noonu bu ñu demee ba toll foofu c'est-à-dire que c'est critique nekk ni moom amatul toog xale yi moom ku toog yaa ko def Pastef tijji na bunt yi dañu ñëw ñu ànd liggéey réew mi surtout nag dëkk bi moom dama jàpp ne c'est le temps xam nga il est temps fu nekk nii ñu jël ko c'est-à-dire nag ñu si jiitu moom mooy Pastef ñoo ci jiitu moom waaw man maa ngi woo ñi nga xam ne ni moom ñoom féete Pastef ne leen tey leen mooy leen ñi ñëwagul tamit woo naa leen ñu ñëw. ñu ñëw pour bokk. waaw kon yow da nga gis ne tey jii. waaw bu ñu fi jëlee woon waa parti socialiste ñi nga xamante ne ñoo yor mairie bi fu mu toll nii yow di nga def lu gën ñoom luñ fi liggéeyee bu waaw gis nga nag du parti c'est-à-dire lii coalition benn fausse coalition la. ñoom gis nga ñi nekk fii. nañu dem seen yoon c'est-à-dire gis nga amuñu luñu. wane nañu ne dañoo tële bi ñu fi nekkee ba léegi lan nga fi dégg ay scandale foncier rek bii de c'est-à-dire fii nañu dem seen yoon nañu joxe leng yi dem seen yoon bu ñu si sax jéem a am lu ñuy jéem a naan est-ce que bu ñu ñëwaatee c'est-à-dire ñoom xam nañu ne toog nañu fi ñaari mandat ak ñeneen ñi àndaat ak ñoom muy APR ak ñeneen ñoom benn la man xàjjalewu ma leen c'est-à-dire c'est la même chose. dama dégg nga wax ma scandale foncier. ma am ci benn boo xamalante ne mooy bomb fu mu toll nii ndaxte ñëpp ci loolu la ñuy wax mooy Auchan loo ma ci mën a wax. sa gis nga mbiru projet bi dafa doy waar projet bu doy waar la ci ni ñu jëlee suuf si ak fa ñu jël ak ñi ko def c'est-à-dire dafa yéeme gis nga bu ñu demee ba xalaat rek ne suuf si nga xam ne nii xale yi Mbour ñoom ñoo ko moom ñu war a ñëw naan non lii dafa bëri ba war nañ cee war a mën a jël 1 hectare bu ñu tàmbalee foofu rek ak ndof dugg na man ci ndof la ñu tàmbalee déjà rek loolu mooy première violation bi ñu def ci maanaam dof ba dugg ci suuf soo warta laal yow lu soo nekk muy suuf bu fekkee ne domaine état la wala domaine mairie commune c'est-à-dire ñaar yëpp dama jàpp ne doomi Mbour ñoo ko moom doomi Mbour mooy xale yi nga xam ne ni ñoom seen avenir fii bu ñu bëggoon a yokkaat stade def ko benn stade bu modèle fii fan lañ koy def bu fekkoon ne dañoo war a mën a def yeneen infrastructure def complexe sportif comme ni may waxee nit ñi Mbour xamuñu ne fii nii fi tali bi tàmbalee ba ca tali balee jëm ca kër Cheikh Béthio foofu yëpp complexe sportif la woon ak lycée ak juma ñoo fa war a nekk amul woon leen reel fa war a nekk xoolal fi nekk nii ay kër ñoo fa nekk rang ba àgg fële li ñu may ci complexe sportif yi lu tuuti la c'est-à-dire lépp fépp fu ñu gis espace rek ñu ngi koy dagg depuis pratiquement 30 ans ba léegi xoolal li may wax Mbour c'est-à-dire lotissement bu ñu dagg rek espace yee nekk foofu yi nga xam ne ni moo war a nekk espace de vie war a nekk ay espace yoo xam ne nii dañ fa war a jiw ay garab ak yu demee noonu espace vert dafa am ci dëkk bi pour ñun ay doomi Mbour yoo xam ne nii on mérite rien c'est-à-dire waruñoo noppalu am fu ñu noppaloo bu géej gi fi nekk ni gis nga ne jaay nañu géej gi ba ñun bu ñu bëggee dem place sax dañ ñuy jaay fu ñu toog xam nga léegi ñun amatuñu dara c'est-à-dire ñu ngi ci biir dëkk boo xam ne nii am na lépp
waaye ay doomam dañoo ñàkk lépp. kan moo nekk au cœur de l'affaire président conseil départemental. Président conseil départemental bi moom il est en même temps président du Stade de Mbour te Stade de Mbour kan Auchan ñan la Auchan mooy bàyyu attaque wala mooy yaayu attaque bu ma koy mënta wax c'est-à-dire attaque filiale la boo xam ne nii ñoom ñoo sponsorisé Stade de Mbour ñoom ñoo jël benn bus jox ko Stade de Mbour bus ñu ne bus bi 80 millions lay léegi 80 millions yi ba mu duggee ba léegi suuf si déggatul maanaam jàmm ci la ñu tàmbalee ndax suuf si sax bu ma tàmbalee man mbir mi bu mu tàmbalee dama woote depuis le début dama wootee Thiès ci direction urbanisme bu Thiès régional pour wax leen laaj leen naka la mbir yi demee ci suuf si nga xam ne ni dagg nañ ko fii ak 30 mètres bi nekk biir Liberté ndax 30 mètres bi jógee ci hôpital bi nii jaar ni romb stade bi yéeg ba biir Liberté jëm kër Cheikh Béthio na lay foofu noonu 30 mètres bu structurant c'est-à-dire Mbour foofu lay nooyee. ma ne léegi nag man doomi Mbour laa tey je suis urbaniste man ma ne il faut ma xam yenn disposition ñoom lan la ñu jël pour mun a dagg suuf si fan la ñu sikkandiku dama wootee foofu Thiès ndaw si moom dafa daw na dama laal sa waay man nga woote Mbour danaa la jox numéro sangam nga woo diw sangam mu leeralal bi ma jëlee numéro bi moo woote ku tudd Diouf nee nañ xam moom mooy kilifa gi urbanisme moom ci boppam moo woo ko présenté wu ne ko man la diw fii laa nekk lii laa soxla ci ay question moo ko laajee mu xaw mer ci li ma ko laaj. waaw mu mer léegi nag mbiru jàmbur soo ko yoree ñu la ci laaj war ngaa mun a am benn immunité boo xam ne da nga ci répondre c'est-à-dire service public ngay gérer tu es benn responsable boo xam ne tu es un service d'urbanisme bu fekkee ne ay nit soxla nañu laaj la da nga leen di tontu man nag bi ma ko laajee ne ko yenn disposition légale ñoo leen permettre ngeen joxe suuf si ndax suuf soo xam ne nii c'est déjà délimité par des plans directeurs d'aménagement wala ay plans d'aménagement de zone yoo xam ne ni dañu ne fii commerce lañ fiy def fii sport lañ fiy def fii dara du fi am lu dul espace vert wala yu demee noonu loolu noonu mooy plan d'aménagement de zone ñu ne kat lii moo définir suuf si yéen nan ngeen def ba war a mun a teggi loolu nga xam ne nii code de l'urbanisme encadré na ko code des collectivités encadré na ko code de l'environnement encadré na ko ma laaj leen question yooyu waa ji bu ma ko laajee mu ne dama koy menacé ba pare mu tegal ma si nag suuf si nag am na ñu ko laajoon ci jamono Ablaye Wade kon mbir mi du question mbiru Macky Sall accès la yàgg nañoo lorñe suuf si ci période Ablaye Wade la am ku ñëw ne soxla nañu foofu 1 hectare te 1 hectare yi ñoom ñu ko soxla woon mooy groupe boobu ba tey waaw léegi mbir mi daal mbiru complot bu nekk ci ginnaaw la mbiru conflit d'intérêt la bu ma koy leeral c'est-à-dire mbiru sa bopp la c'est-à-dire ku ci nekk am na ci loo xam ne nii bëgg nga ko ci këf mbiru ceeli la waaw mbiru ceeli bu gis ñam ne yeneen ceeli yi gis ñu ne nan la ñu kan moo ci njëkk wala kan moo ci ëppale mbiru loolu mooy conflit d'intérêt c'est-à-dire bu ñu toogee mbiru jiiroo la loo moomul jiiroo alalu askan wi mooy alalu xale yi loolu bu mu koy tënk mbiru Auchan noonu la demee mu nag def nag ay mbiru technique c'est-à-dire préfet mi nga xam ne ni moom moo war a téye bu mu demee ba gis ne suuf si dagg nañ ko dafa war a téye c'est-à-dire moom contrôle de légalité yu ñuy wax ci mbiru foncier moom ay directeur am ay service am ñoo yor mbiru suuf si moom dafa leen a war a wax ne leen jaaroo leen ci règle yi jaaroo leen ci procédure bi légalul lii kat du mun a nekk wala tamit mu xoolaat ci plan yi ma leen doon wax plan d'aménagement de zone yeeg wala code de collectivité wala code de l'environnement wala code de l'urbanisme est-ce que suuf si war nañ ko mën a joxe préfet moom ci boppam lajj na foofu waaw mooy Sayer Ndaw mi nag fi tey kon mbir mi bu ñu koy expliquer c'est-à-dire loolu la. dama gis ne waa OFNAC. waaw ñoom ubbi nañ ci benn enquête. waaw loolu nag maa ngi koy soog a dégg tey dafa mel na. waaw ubbi nañ ci benn enquête. porté nañu plainte sax waa Auchan mais waa Auchan ñoom aussi dañoo amoon benn consensus boo xamante ne dañ ko defoon ak waa mairie bi. xam naa bu mu fekkoon ne yor naa ordinateur tijji sama mail man gis nga mairie bi ma xewee
mis à part liggéey bi ma def ak service d'urbanisme yi ca kaw fële ca fa ma nekk France dama toog nekkat Auchan du doxalee nii ñi war a doxalee Mbour parce que benn groupe bu mag la c'est-à-dire Auchan kenn yabu leen. waaw Auchan kañ du fii rek la. waaw c'est-à-dire groupe bu mag a mag la. multinational la léegi bi ma toogee ma ne naa jël sama téléphone woote ba fexe jot kilifa Auchan yi nga xam ne ni ñoom ñoo yor projet bi Sénégal bi ma wootee maa ngi woote fex naa nag woote naa fu nekk ndax boo wootee dañ naan la service bële la ngay muñ rek. c'est-à-dire tu as au moins 15 minutes yoo xam ne nii dinañ la paas chef bu nekk ba chef boobu ne la kat kii la man ma jot ndaw suñu wax madame Delevoye moom mooy chefu ki nekk fii mu ngi tudd Laurent Leclerc moom mooy directeur Auchan Sénégal bi moom moo yore projet bi moom moo ñëw fii nasaraan si gars yi jox ko suuf si man damay jàpp ne sax suuf mbiru mi gis nga booy fàttaliku suñ njaayu jaam ni na mu nekkoon ndax dañuy jël benn pakoti seetu jox ko suñu maam yi ñu jël ay ñu ant na jël ay seeni doom yi mag wala jël leen jaay leen c'est-à-dire mbir mi noonu la demee fii ndaw si nee naa ko yéen ci seen bopp dafa am collectif bu taxaw dinañu topp Auchan wane ne Auchan ni mu def ba am suuf si baaxul te xam naa ne yéen tamit du ngeen ko nangu ndax war ngeen a mën a développer leneen lu dul développer ay centre commercial ak Mbour parce que Mbour c'est une commune de pratiquement 800 000 habitants ba pare ñu nekk ci département boo xam ne ni on est autour de 2,5 millions d'habitants war ngeen mën a développer lu raw ñëw taxaw fii teg fi seen boutique te centre commercial bi lu leer laa la wax lépp lu fi nekk ci commerce ba biir marché dina am boutique yoo xam ne dinañ tëj dañuy tëj waxuma la sax impact bu kii nii sax dañuy tëj ndax duñu jaayati ndax ñoom moutarde bu ndaw sax dañ koy jaay comprendre nga. ma ne ko redéfiniraatal projet bi ak waa Mbour ak conseil départemental man je lui ai dit ça téléphoné naa ko daanaka 20 minutes wala 25 minutes ñu nekk ci téléphone di wax. xam nga Laurent Leclerc bii nii. waaw dafa signé benn protocole d'accord boo xamalante ne dafa war a joxe 100 millions defal 60 kilomètres de route goudronnée ak en plus mu réfectionné waat centre culturel bi je crois mooy salle des fêtes daal di promettre 1000 emplois à la jeunesse mbouroise. non matul 1000 emplois moom dañuy wax rek 150 emplois la. loolu la teg seen loxo. déedéet 150 emplois la te dama la gis nga Auchan. yàlla xam na ne. billahi wallahi gis nga Auchan bu gën a mag biir France. du employé 100 emplois 100 personnes. du xamal ma la 100 personnes wax duma laa nag bu ñu ñëwee di wax ne 150 emplois la ñuy créer fii c'est-à-dire non waxuñu mi xam naa ne dañoo exagérer sax parce que 1000 emplois mënuñ ko indi fii si Auchan bi mënuñ indi loolu léegi 150 emplois yooyu man waa ji si boppam loolu la ma wax kayit bi mail bi ñu échangeante maa ngi ak moom 150 emplois sax mënuñ ko fi indi c'est-à-dire am na ay même boutique yi si biir xëj na bu may joxe exemple damay wax ne xëj na centre commercial ban laa mën a joxe boo xam ne ni am na Auchan ci biir budul bokkul ak boutique yi ko wër di créer nga xam ne ni boutique yi seen bopp day doon ay boutique yu mag ay Dior wala yu demee noonu ñoom ñooy amaat xëj na ci biir ay 10 emplois fii am 10 xam nga mu doon benn centre commercial boo xam ne ni au moins dina am ay 200 voire 300 personnes yuy liggéey ci biir xam nga ñu leen di fay xam nga c'est xëy na fii bu fekkoon ne dañoo joxe ay boutique ci biir centre commercial bi ku mel ne Georges jël boutique xam nga daal di créer filiale am kii am di jël ay employés am ñooñu xëy na dañ leen di calculer waale xëy na ñoom si loolu la ñuy calculer mais bu dee Auchan kese 150 emplois mënu ko. dina Auchan bi bu ñu ciy développé c'est-à-dire ay failles la du début jusqu'à la fin du début jusqu'à la fin xam nga gis ne xoolal centre culturel complexe culturel boobu bu jaar yoon 100 millions nga foog ne mën na koo defar mais dañoo yëpp Mbour 800 moom maa ngi koy waxaat 800 000 habitants lañu ñu ngi jëm ci 1 million. xam gis nga fi nekk ne Mbour kan la ñu war a waxal. du Fallou Sylla du Saliou Samb préfet bi la ñu war a waxal. préfet de Mbour. préfet moom ci boppam moo bëgg a yeb doomi Mbour moom mi nga xam ne ni gis na lu ñu tëgg lu arrangé wul doomi Sénégal waxtuma laa doomi Mbour moom mu bàyyi mu war ko bàyyi mu dem c'est-à-dire premier responsable ki nga xam ne moo war a coordonner mbir yi mooy préfet ñun préfet la ñu war a waxal moom la wax Saër Ndaw mi
man dama koo bind man sama bopp man dama koo bind c'est-à-dire gis nga mbir yi mu kii bi ma waxee service urbain ba pare damaa bind loolu yëpp dinaa fexe ngeen jot ko ngeen lire dama ko mettre devant ses responsabilités dama ne ko lii yow yaa ko war a lijjanti amul beneen keneen ko fi nekk di ko lijjanti ndax ñii mun nañoo méconnaître luy développement wala luy seen rôle ñoom mais yow da nga fay nekk pour rappeler leen ñoom lii lañ war a def lii lañ war a def parce que préfet moom moo fi nekkal état bu maire yi waree dëng wala conseil départemental ñu ne leen ah kaay leen yeneen services yi pareil c'est-à-dire moom il est le coordonnateur du développement c'est-à-dire du territoire département de Mbour yëpp préfet moo war a contrôler préfet nag moom mooy premier responsable bi nga xam ne moo indi liggéey bi ba mu agsi fii moom la ñuy waxal. Et le président n'est pas au courant. gars yi ñu ngi ne Macky Sall a ngi ci ginnaaw. mais moom Sénégal émergent bu muy wax Macky Sall yebul Sénégal mooy yebul doomu Mbour. gis nga y aura rien d'émergent ci affaire bi. avec ouais, c'est ça. c'est-à-dire ça va faire immerger beaucoup de choses mu ma lay wax nii gis nga lépp lu wër Auchan bi ci ay boutiques. dañuy daanu gis nga supérette yoo xam ne ni dañ doon jaay ba pratiquement 1h du matin léegi ñu tëj xam nga te gis nga ne Mbour fii nit ñi dañuy dox ba ban heure ba pratiquement 2h 3h du matin voire même 5h nit ñi dañuy dox te dañuy jënd. waaw léegi loolu yéen lan ngeen ci mën lu ngeen ci mën a jéem pour jàppale waa Mbour. waaw foo jéem maanaam mën gi mooy déjà doomi Mbour yi nañu dajaloo. aussi parce que tamit xam nga bu benn nit wala ñaar wala ñetti nit di wax rek xëy na dinañu wax nit ñi lu ñu mën a dégg mais bu fekkoon ne ñëpp jóg nañu Macky Sall ci boppam dina xam ne waa Mbour jóg nañu te lii bëgguñu te moom ci boppam xam na ne Mbour moom am na lu mu ko may. loolu aussi il faut kon ñu sensibiliser nit ñi ñu xam réellement. loolu damay wax ne. gis nga dafa am benn rôle bu garaaw bu ci journalistes yi joué. dama mettre journalistes yi en tort c'est-à-dire ñoom aussi gis nga dañu doy waar parce que gis nga bi ñu xoolal rek ñoom seen bopp sax am na ñu ci accusé ci mbir mi. xam nga ñu ne am nañ ci ay mbir yoo xam ne ni ñoom xam nañ ko ci te waxuñ ko wala yu demee noonu. bokk nañ ci journalistes yi. gis nga man pour man les premiers gens yi nga xam ne ni ñoo war a leeralal askan wi muy rajo yi. xoolal Mbour ñaata rajo ñoo fi nekk ah te Auchan débat bi ñu war a teg Saliou Samb teg même tubaab bi sax dañ ko leen war a woowi c'est-à-dire amul gis nga fii gis nga mbir yi dafa war a leer ñu xam Auchan bi nan lañ ko joxe xam suuf si nan lañ ko joxe Auchan ndax liggéey bi dina dakk liggéey bi dañ ko war a dakkal te préfet moom war a wax ne nañu arrêté liggéey bi xam nga moom si boppam keroog bi ñuy def pose de première pierre bi moom si boppam wax na ne mbir mi leerul am na yu ñu signé wul ak yu demee noonu. parce que fii defe naa ne Saliou Samb moo coordonné affaire yi fii. lu tax ñu bàyyi Saliou Samb mu coordonné c'est-à-dire moom laa gis nga depuis le début ay faay rek c'est-à-dire ci ay kamb rek la ñuy dugg kamb sur kamb c'est-à-dire ñu ngi gën a dugal seen bopp bu yow bu fekkee ne da nga am benn partenariat boo créé ak Auchan créé le partenariat mais yow. tout ce qui est recrutement du yow yaay recruter lu Auchan mais Auchan moom moo la gën a xam lan mooy jënd ak jaay ñoom ñoo la gën a xam. ak li ñu soxla. waaw ak li ñu soxla yow nga ne yow yaa leen di recruter c'est-à-dire loolu si déjà rek moo faussé mbir mi bu fekkee ne noonu la demee ñoom dañoo faussé mbir mi c'est-à-dire benn structure bu indépendante boo xam ne nii dina ànd ak Auchan ñu liggéey parce que Auchan moom moo xam kii moom ndax mun na jaay yàpp wala kii mun na def benn caissière xam nga. wala kii mën na def genre nu mu tuddati kii de caisse xam nga ay genre yu demee noonu li nga xam ne nii moo war a développer centre commercial léegi bu fekkee ne dañoo dem ba ñu ne conseil départemental mooy recruter mais c'est inadmissible. ce qu'il paraît ñoom dañ ciy am seen ay quota. mooy àgg si quota sax dafay mel ne sax dama d'accord Auchan bi taxaw xam nga c'est-à-dire Auchan bi na fi jógee dégg nga li ma la wax. Auchan bi maa ngi ñëw ba pare bala maa ñëw si quota yi. gis nga Auchan bi déjà. xam nga boo d'accord booy wax sax développé sax si quota yi dafay mel ne da nga see d'accord wala da ngay mel ne kat xam nga ne booy woy na mbuus déedéet mbir mi dafay dakk c'est-à-dire le projet n'est pas bon fi ñu ko def du foofu nañ ñu man dama lay wax man bu ma génne woon sama carte dama lay woon damaa am sama carte Auchan bu ma soxlaa dem Auchan fa laay dem may def samay courses xam nga moom laay fayee samay carte Auchan la moom laay fayee bu ma duggee Auchan léegi loolu noonu man doomi Mbour di dem Auchan di duggi ñëw fii bañ Auchan nekk fii damay wax lu ma neex léegi nag bu ma sañoon Auchan
nekk Mbour ñu développer yeneen aspect laay wax yeneen aspect mais gis nga recrutement boobu noonu ñuy wax recrutement yi du mën a jaar yoon parce que bu fekkoon ne dafay am quota du quota wu personne quota wu structure départementale bi lay doon conseil départemental bi ñoom seen bopp ñuy def ay seen genre sélection ñoom ñu ne kat ñun dossier yi la ñu am nañ ko jox Auchan mais du question ne kii doomu diw la wala Saliou Samb sama xarit la wala. lu foofu la nag parce que si ñun lu ñu jot a am ñoom noonu la ñu defee seen recrutement da ngay gis koo xam ne am na compétence def na formation génne ay diplôme am na aptitude pour gérer une caisse ñu jëlee ko fa jël koo xamante ne amul benn aptitude yóbbu ko Dakar di ko defal formation 2 semaines. léegi fi nekk nii comme ni nga waxee gis nga mbir yi c'est-à-dire dafa am yoon ñun suñ bopp dañoo décider si boppam saisir conseil d'état parce que conseil d'état moo ci des c'est-à-dire ñu jàpp ne tamit ba léegi dëkk bi am na ay magistrats yoo xam ne nii seen xel jógewul ci ñoom xam nga dinañu àtte yoon dinañ xam ne kat lii jaaduwul ñu téye ko ñu dem xool la ndax gis nga boo xoolee projet Stade Assane Diouf bi moo ëppoon doole projet Stade Assane Diouf bi Abdoulaye Wade desee delluwaat ginnaaw Macky Sall bi mu ñëwee waxatul sax lu si jëm parce que xam nañ ne booloo mooy doole c'est-à-dire gis nga fii ak doomi Mbour jógu ñu la seule force mooy l'union. il faut kenn moo leen di respect waaw mais bon mbir mi xew ba léegi ñu wax ñu ngi bind ci Facebook bi ñu ngi def lu nekk léegi nag ñan ñooy jóg c'est-à-dire ku nekk jàpp na ne da ngaa war a toog sa kër gu sedd naan sa ataaya wala xale yu jigéen yi dem plage wala feneen ak feneen dem seen ngénteeg yu demee noonu pour ñoom loolu mooy développer Mbour nañu dem gars yi ñu ngi jaay Mbour de ñu ngi jaay dëkk bi de. ba ñu waxee Auchan avant may comprendre je pensais que noonu lay doxee parce que élevage am na fi agriculteur yaa ngi fi domaine yëpp ñu ngi fii moment bi lépp loo xamante ne Europe ñu ngi koy defar rek ñun am nañ ko fii suñu réew kon pourquoi koo xamante ne fermam la yor fële produit yëpp moom moo koy indi fii biir Sénégal bu paree génneewaat monnaie bi fii biir Sénégal mais loolu ñun amuñu ci benn apport. croissance bi nga xam ne ni Auchan dina ko développer lépp ça va vers l'extérieur ça va vers la France moom laa wax ni gis nga volonté politique moo am solo ci biir réew fii ak amuñu volonté c'est-à-dire créer des choses de ce genre xam nga doomi Mbour xale yi di activer wu tourisme bi ñu def ko en fait un tourisme de métier pas un tourisme boo xam ne nii c'est événementiel c'est-à-dire ñu créer ay métiers yoo xam ne nii restauration hôtellerie ak yeneen parce que fi nekk ni service moo am doole ci lépp loo munti def même le commerce service daf ci am doole nan ngay jaayee yoon façon ngay jaayee xam nga yooyu yëpp c'est-à-dire c'est un métier maintenant lépp dañ ko def léegi nag bu fekkee ne conseil départemental ñoom ñoo yore loolu responsabilité boobu nga gis leen ñuy def li ñuy def ban xalaat ngay am yow ban yow yaakaaratoo dara loo xam ne ñu war na mën a léegi nag yaakaar bi pour man tasagul ndax fii ak ñun doomi Mbour jeunes yi jëluñu suñu responsabilité ñëw teg mbir yi daal di koy doxal damay jàpp ne ci kàmb gi rek la ñu jëm. waaw moo dem pour man li ñu waroon a gën a xeex mooy lii Auchan ñëw def yéen a ko si waroon a def. waaw mais moo dem aussi xam nga du benn nit du ñaari nit comme ni ñu koy waxee ñooy ñëw rek commencer c'est-à-dire il faut que tout Mbour. Mbour dina ci participer. waaw mais il faut que mais yéenay doon leader bi mooy lan yéenay indi seen financement pointé nit ñi nga xam ne dañuy dem retour vers la source ku si nekk di ñenn ñi nga xam ne dañuy ne fi di traîner di taxawaal ñu retourner seen ay villages peut-être yéen ngeen ut ay pompe pour irrigation bi ay engrais pour affaire yi gën a dox léegi yéen produit yooyu au lieu ngeen koy dem di ko commander Europe ngeen dem si see yooyu nga xamante ne déjà yi structure yooyu yëpp yéen a ko fa taxawal da ngeen di jël jaay doog a xam nan ngeen di organiser woo ak ñi nga xamante ne ñoo doon liggéey. waaw mais il faut comme ni ma koy waxee il faut état nekk suñu ginnaaw tam c'est-à-dire gis nga lu ñu munti nekk fii dañ projet bu dul projet jinne taxawal nañ ko fi gis nga xool dañ ñoo bloqué. bàyyi ñii nag dañ ñoo bloqué c'est-à-dire pour ñun en fait ñun ñi nekk bitim réew dañ leen di jaay affaire muus xam nga wala boog luñ ci mënta am luñ ci yaakaaroon ne kat lii mën naa cee am dara du ñu bàyyi mu dem wala luñ la sax tal dañ naan la amuñu temps non il faut nga ñëwaat bàyyil ba nga def nii xam nga c'est-à-dire gis nga projet mbalit waaw dama lay wax un projet boo xam ne ni c'est sur les ordures Mbour gis nga ni mu tilimee c'est-à-dire collecte valorisation loolu mënuma la wax ñaata emploi lay créer plus de 1000 et quelques emplois loolu noonu dañ koo taxawal
am ñun ci àndal war ko réfléchir ak mairie bi ba léegi nii état des lieux bi nga xam ne ni war nañu permettre ñu déclencher projet boobu ba léegi état des lieux boobu noonu ñun jotuñu ci c'est-à-dire ñu wax nañu nan la ñu créer plan de collecte bi biir Mbour ñoom loolu la ñu soxla pour ñu mun commencer réflexion yi envoyé ay experts yoo xam ne dañu ñëw fii ñu liggéey ak ñi fi nekk ñu tax état des lieux boobu ba léegi benn c'est-à-dire mbind la boo xam ne ni xëj na ñoom ñi nekkee mën nañ ko créer en 9 week-end ñu liggéey si nañu kat c'est ça lii moo lañ fi def ci diggante 10 ans yi kat lii moo fi am ci wàllu mbalit nii la ñu def fii lañ ci yem fii lañ ci toll sareet yi ñoo koy def wala oto yi ñoo koy def ñu xam c'est-à-dire c'est l'état des lieux ñaata xaalis lañ ci def ñaata entreprise la ñu joxoon marché yooyu noonu nan la ñuy defalee document boobu ba léegi nii dara te loolu ay milliards yu bëri ñu ngi si ginnaaw yoo xam ne ni ñu ngi ko bëgg a indi pour doomu Mbour bénéficier wu ci mais ba léegi zéro mu ngi noonu léegi nag lii moo fi xew c'est-à-dire benn désordre boo xam ne ni kenn mënul xam fan ngay tàmbale kenn mënul xam yow xamoo fan ngay tàmbalee pour yëg suqali Mbour. léegi nag le dernier mot monsieur Diop. amul dara loo xam ne ni def nañ ko de concret ci li leen jox donc ñu mel ni ñoo fi nekk ñoo nekk ci conseil départemental bi ñoo nekk ci conseil municipal bi ñoo nekk feneen ak feneen xam nga yuuxu nañu ba ñu jox leen poste yi te gis ngeen leen fi nekk ni zéro muy SAPCO muy gis nga waa SAPCO ci boppam léegi ñoom ñoo gën a sax ñàkkal fayda Mbour te ñoom Mbour ñoom ñi ko yore ñëpp Mbour lañ jóge te ñoom faalewuñu Mbour fi nekk ni ñoom ñu ngi développé leneen lu jom c'est-à-dire Mbour sax jëmalewuñ ko sax ci seen orientation kon mbir yu demee noonu la mbir yu demee noonu c'est-à-dire ces genre de choses naka la ñuy def ba Mbour jëlaat sa place bi nga xam ne moom la woo am di coordonner département bi loolu fi mu nekk nii mooy ñun suñu xeex mooy moo tax ma ne désormais fi mu nekk nii on est sur le terrain fi mu nekk nii moom lu ñuy suñu borom jox rek ñu jël incha allah rabbi waaw muy mairie beeg conseil départemental beeg fépp fu mu doon désormais incha allah rabbi 2019 moom dinañ ñu gis ci terrain bi te on est là on est prêt. te du yomb. waaw moom waaw yàlla suñu borom moom incha allah dinañu ndamal bu soobee yàlla. mu lay jaajëfal monsieur Diop mu lay jaajëfal bu baax si sa teewaay bi tey ak sa temps bi nga xamante ne jëral nañ la ko defe naa li mu wax yëpp tey leer na expliqué na point yu bari ñun fii groupe. Mbour 24 nga doon présenté tey émission bi si Mbour leen jox dig daje le mois prochain jaa ngeen jëf.